اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. suñu borom Allah subhanahu wa ta'ala message bi nga xam ne moom la jox doomu aadama moom la yónni ci doomu aadama depuis ci suñu baay aadama bi àddina tukki message bi benn la rek message bi benn la rek amul ñaari message parce que yàlla du juum kon yàlla du def mu defaraat su defaree rek baax na mot na kon message bi nga xam ne moom la yàlla jox doomi aadama ba àddina jeex benn la rek mooy lan mooy dimbale doomi aadama ba mu egg ci perfection c'est aider l'être humain à aller vers la perfection loolu bëggoon naa poème boobu ma wax ko ba mu leer suñu yenent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa musa toog benn bés sahaaba yi di ko wóor ku tudd Salman ci sahaaba yu mag la bokkoon Salman al Farisi mu ñëw nuyu yenent bi mu ne ko Salman mu ne waaw mu ne ko xanaa xamuloo yàlla du yónni yenent te tànnalu ko fukk ak ñaar nit ñi nga xam ne ci doomam la ñuy nekk ñooñu ñoo koy wuutu su fi nekkul Salman ne ko ariftu dalika min alkitaabay xam naa loolu ci téere yu jëkk yi mu ne Salman yow xam nga kan mooy ñan ñooy samay wuutu ñi nga xam ne ñooy samay nekk samay xalifa Salman mu ne ko yàlla ak yenent bi rek moo xam mu ne Salman allahu subhanahu wa ta'ala xalaqa nuuri qabla xalqi aadama bi 124 alf sana mu ne Salman suñu borom allah subhanahu wa ta'ala dafa bind sama lumière man yenent bi 120 000 ans téeméeri junni ak ñaari fukki junni avant mu bindi Adama avant mu bindi suuf avant mu bindi asamaan ma nekk foofu di ko jaamu ba yàlla bindi Adama bindi li mu bindi yépp mu jël sama lumière bi nag mu def ko ci digg Adama lumière boobu nag mu ngi jóg ci digg yu sell ak ci biir yu sell ñu demaat ci yeneen biir yu sell ba ñu ñëw man fi ma juddoo man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax borom shaa'ir bi ku mel ni Cheikh Jamil mu ne bi bahjatihi kunta nuuran tudii kama daa taajun ala mafraqi lidalika iblisu lamma aba sujudan lahu ba'da barzin shaqi wa ma'nuha id kunta fi fulkihi naja wa biman fihi lam yaghraqi وفلل نورك صلب الخليل وبات وفي النار لم يحرق ومنك التقلب في الساجدين به الذكر أفصح بالمنطق وتقلبك في الساجدين kon ma dellu ci suñu yenent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam message bi nga xam ne moom la mooy alquran bi ngeen di gis ci 23 at la wàcc message bi mu nekkee moom yenent bi ci Makka toog na foofu fukki at ak ñett mu ngi woote doomi aadama yi mu ngi leen woote ci madhab bi ci diine bi ñu lànk ñu bañ a nangu ñu sonnal ko amul loo xam ne coono boo xam ne teguñu ci moom yàlla mu wax ko ne jógal Makka nga dem Médine bu mu demee Médine fukki at la fa nekk kon mu gaañu moom yenent bi kon xam nga nekk na ñaari fukki at ak ñett léegi yenent bi
sallallahu alayhi wa sallam bu mu demee Makka ci ajj bi nga xam ne ajj boobu moo mujj ajj Makka bi nga xam ne mooy mujj parce que moom benn ajj sax la def mooy hajjatul wida dafa dem def ajj bi ba pare ñu def ziyaara yi ñu war a def ba pare mu jógee Makka moom yenent bi moo war a ñibbi Madina mu ñëw ba bërëb boo xam ne dafa nekk Carrefour comme ni ñuy wax fii rek jam ñaajo mu ñëw ci Carrefour boo xam ne dafa nekk diggante Makka ak Medina Carrefour boobu ñi jógee Makka yépp il faut que ñu ñëw ba foofu après ku nekk dem fu mu war a dem dafa àgg foofu rek aaye alquran wàcc ci moom Jibril ñëw indi wahyu ci moom mu ne ko yaa ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu yahsimuka min annas yàlla ne ko yow yenent bi da nga war a jottale message bi nga xam ne moom laa la wax nga jottale ko soo ko deful rek nga xam ne sa message bi yépp yàqu na léegi dama bëgg ñun ñëpp ñu xalaat lan mooy loolu li nga xam ne yàlla wàcce na ko ci yenent bi mu wax ko lii soo ko deful kon sa mission bi yàqu na léegi bëgg naa ñun ñëpp ñu xalaat est-ce que julli la déedéet te fukki at ak ñaar ñu ngi julli kon jàngal na leen julli ba pare kon mënuñu wax leen julli la woor déedéet fekk ñu ngi doon woor su dee zakat ñu ngi ko doon def su dee jihad la mu ngi doon def jihad yenent bi d'accord nañ ci lool léegi su dee aji Makka moom aji na Makka ak ñoom woon la leen nan la ñuy defee aji ba pare waaw léegi sëriñ yi nga xam ne dañuy wax ne xam nañu alquran nañ ñu wax léegi aaya bi lan la wax parce que aaya bi nee na yenent bi da ngay jottale balleex mooy jottale fa in lam tafal soo ko deful fa ma ballaghta risalatahu sa mission bi yëpp baaxul waaw loolu lan la ñun jullit yi war nañu xalaat ci loolu mooy lan mooy yàlla daf ko wax ne yenent bi yow ci lu waxtu bu gàtt dinaa la woowaat mooy da ngay dellu ci sa borom waaye soo dellulee ci sa borom te bàyyuloo fii koo xam ne dafa lay wotu mooy nekk sa xalif kon message bi yëpp yàqu na kon war nañu xalaat bu baax kon yenent bi yàlla daf ko wax ne il faut désigner un successeur soo ko deful rek mission bi yëpp yàqu na yenent bi taxaw jour boobu mu ne nañu xaar ñi nga xam ne dañu tardé nañu woo ñi nga xam ne dañu dépassé ñu dellu si historien yëpp ci àddina yu mag yi ñi wax ci histoire boobu nee nañu jour boobu 120 000 personnes ñoo fa nekkoon bërëb boobu mu ngi tudd Ghadir Khoum léegi ci bërëb boobu nit ñi ba ñu dajee 120 000 personnes te foofu nee nañu dafa tàngoon ba nga xam ne soo jëlee yàpp nga bàyyi ko ci suuf bi rek dafay ñor kon xam nga ne loolu su yenent bi taxawee foofu wax ne maa ngi xaar ñi nekk ci ginnaaw woo leen ma ñi nekk ci kanam kon loolu lu important moo am su dul loolu du fa taxaw léegi bu ñu ñëwee ñoom ñëpp ñu taxaw ñëpp ñu defal si yenent bi mimbar mu yëg ci mimbar bi taxaw mu ne asalaamaaleykum mais dafa wax ne man kuntu mawlaahu koo xam ne rek man may sa kalifa jour boobu dafa taxaw ci kaw mu woo imaamu Ali nag mooy jëkkëru Fatima Zahra waaye imaamu Ali doomu magam la ku mu bokkal ndey ak baay te man moom moo ko yar mu jël imaamu Ali mu ne sama borom dafa wax ne
naa tànn koo xam ne moo may wutu fii su ma fi nekkul. alastu awlaa bikum min anfusikum. yéen bi taxawee ci kaw turbine bi wax ko bare ci benn point bi nga xam ne mu leer est-ce que yéen yëpp di ay jullit est-ce que du kenn ku nekk ci yow maa ngi gën a yey ci boppam. qaalu bala. ñoom ñëpp xaw ñu kay ñun kay ku ci nekk sa bakkan yaa ko moom. fa raddada al kalima marratayn. mu wax ko ñaari yoon ñetti yoon ñëpp ni ko ak kay yaa ñun kay kenn ci ñun yaa ko gën a yey ci boppam. fa qaal. yonent bi teg ca nag daal ni leen kon nag déglu leen ma wax leen. man kuntu mawlaahu fa hada aliyun mawlaahu. yéen ñëpp nangu ngeen kenn ku nekk maa ngi kilifa man lu ma neex yow mën naa ko def loolu la yàlla dogal. léegi na ngeen xam ne kenn fu koo xam ne kii def nga ma kilifa ma rasulullah aliyun sa kilifa la tey. allahumma waali man wala. daa cee teg nag bi ma xelul ba ñëpp dégg ko mu ni yàlla maa ngi lay ñaan sa kattan bis ni ki tey képp ku nangoo yëpp ànd ak moom def ko kilifa yàlla maa ngi lay ñaan kooku yàlla ko njaboote. wa aadi man aada. waaye nag yàlla maa ngi lay ñaan yow képp koo xam ne kii bis ni ki tey war nga alim ni ginnaaw def ko noon mbaa nga def ko morom maa ngi lay ñaan yàlla kooka yàlla nga ko toroxal yàlla boo ko faale. wansur man nasarahu. yàlla képp ko ànd ak Ali ibn Abi Talib ci yan bu diis bii ma ko yan mu nekk kilifa jullit yëpp ba keroog àddina tukki ku ca ànd ak moom jàppale ko ci yàlla nga jàppale kooka. waxdul man xadala. wante yàlla ñu ko wan ginnaaw boycotté ko mbaa nga koy xeex maa ngi lay ñaan yàlla nga gàcceel kooka yàlla nga ko xeex yow. ñoom ñëpp ñu ñëw ñu def bay'a ci yenent bi mu ne def leen bay'a ci Ali ñu ngeen jaayante ak Ali ñu jaayante ak Ali ci kanam yenent bi te yenent bi nee na ku xeex Ali yàlla na la xeex ku nekk noonu imaamu Ali yàlla na nga nekk noonu kooku est-ce que ñun fii am na ku bëgg ne yàlla mu nekk sa noonu kon ñun dañoo bëgg li nga xam ne moom la yenent bi bëgg moom la yàlla bëgg kon yenent bi balaa mu jógee fii ci àdduna bi xam leen ne dafa taxaw mu wax ne sama xalifa su ma fi nekkul mooy imaamu Ali bi loolu leer na nañ yenent bi def waxtaan boobu ba mu pare ñëpp ñëw jaayante ak Seydina Aliou te Seydina Aliou moom doomam la parce que dañu ko jox fekk judduwul mu ngi ci biir yaayam bu mu juddoo moom rek moo juddoo ci biir kaaba bi bu mu juddoo yenent bi ñu jox mu sang xale bi ba tanabba mu ne incha allah xale bi man bés bu ma génnee àdduna moom moo may sang man tamit te loolu moo xew moo am kon Seydina Ali boobu mu ngi judd ci biir néegu yàlla kaaba bi yenent bi moo ko yar ci biir këram ñu ngi koy rey ci biir jàkka bi ci mihrab bi fekk mu ngi julli kooku mooy Seydina Ali léegi yenent bi wax loolu mu wax ne kii mooy sama xalifa yenent bi gaañu imaamu Ali moom moo waxoon ne bés bu ma gaañu kii moo may sang imaamu Ali dugg ci biir di ko defar di ko sang indi ko ba julli ko ba pare ba denc ko ba pare mu génne mu fekkee xalifa am na déjà lii moo xew de jullit yi yëpp war nañu xam loolu limaamu Ali moomu bi nga xam ne moom la yenent bi wax li mu wax léegi ci Ghadir Khoum defar yenent bi denc ko mu génne mu fekk déjà arab yi daje nañu mbooloo jël teg seen xalifa loolu mooy lan mooy sëriñ bi dafa dem taalibe yi daje ñu jël seen xalif bàyyi doomu sëriñ bi waaw dëgg yi dañ koy wax ne ku bëgg mu topp ku bëggul mu bañ a topp waaye ñun li ñu neex li mooy li nga xam ne moom la yàlla bëgg moom la yenent bi bëgg léegi imaamu Ali boobu ki nga xam ne moom la yenent bi waxoon mooy xalifa yenent bi nee na
ana madinatul ilmi wa aliyum baabuha man may néegu xam-xam ali mii mooy buntu bi soo buggee dugg kay ci néeg da ngay jaar ci buntu bi yenent bi mu ne ana madinatul ilm je suis la cité de la connaissance Ali en est la porte donc si vous voulez la connaissance passez par la porte hein donc loolu bëgg naa ñëpp xam ko ñi nga xam ne dañuy taxaw fii ci jàkka yi di noppatu di wax ci ay ni la ci nañu génn non dañuy wax dëgg waaw léegi imaamu Ali moom bi nga xam ne moom doomu baay yenent bi moo ko yar ba mu yar ko nu mu ko neexee yàlla wax ko ne tànnal sa xalifa te yàlla su waxee yenent bi tànnal su yenent bi tànnee rek yàlla moo tànn ah yàlla wax na yenent bi tànnal mu tànn Ali kon mooy Ali moo nekkoon candidat yàlla candidat yenent bi waaye comme yàlla nee na pas de contrainte dans la religion force amul ci diine loolu moo tax imaamu Ali fu mu gisee ñoom tànn nañu bàyyi nañu li nga xam ne moom la yàlla tànn bàyyi nañu li nga xam ne loolu la yenent bi tànn mu ne ah c'est leur choix mu bàyyi leen foofu nag jour boobu la am ñaari xalifa ci l'islam mooy xalifa bi nga xam ne moom la ñu tànn ñoom ak xalifa bi nga xam ne moom la yenent bi tànn su ngeen déggee nag ñu wax ne chiite la mooy ñi nga xam ne dañu topp xalifa bi nga xam ne moom la yàlla ak yenent bi tànnoon loolu mooy chia loolu il faut que mu leer pour mu leer nañ leneen bi mooy yéen yëpp yi maa ngi leen laaj yàlla yenent bu mu jëkk a yónni ci doomu aadama xam ngeen ko mooy xel yenent bu mu jëkk a yónni ci doomu aadama mooy xel nit jàngul lépp xel bi mu ngi fii mun na analyser yenent bi bu mu gaañoo bu ñu teddee ñu mu gaañu lan la bàyyi fii li ko gën a cher ci àddina loolu bëgg naa ngeen déglu ko bu baax li mu fi bàyyi mooy doomam bi Fatima Zahra alayha salaam mu ngi doon wax ne Fatima bidaatun minni man agdabaha faqad agdabani Fatima doget la ci man ku ko merloo rek man nga merloo yenent bi kooku la bàyyi mu bàyyi keneen lan mooy alxasan ak alxuseyn mu ne alxasan ak alxuseyn sayyida shabab ahlil janna Xasan ak Xuseyn bii ñoo nekk les seigneurs de la jeunesse du paradis sangu aljanna et moom yenent bi nee na Xuseynu minni wa ana min Xuseyn Xuseyn ci man la man tamit ci Xuseyn la man ak Xuseyn benn lañu léegi déglu leen ma bu baax yenent bi bàyyi Fatima Zahra mu bàyyi setam yi Xasan ak Xuseyn mu bàyyi doomam yi doomu baayam mooy imaamu Ali te nga xam ne mooy xalifa yàlla ci suuf ñeenti yooyu la bàyyi waaw déglu leen ma baax ñeenti yooyu yëpp dañ leen rey chrétien ñëwul rey leen juif ñëwul rey leen kan moo leen rey jullit yi ñoo leen rey te du jullit ñu nekk ne déedéet ñi nga xam ne ñoo dindi xilaafa bi ci waa këram jël ko ñoom ñoo leen rey yow jullit bi yow nga toog fi nga ne tey dama bëgg a yenent bi dama bëgg a waa këram waaye dama bëgg aussi ñi nga xam ne ñoo leen rey yaa ngi jaxase sa bopp de parce que ñun dañuy bañ a wax dañuy bañ a xóotal wax bi nag dañ ko il faut que ñu wax ko ba mu leer parce que wax bi jot na léegi mënuñu nopp dara internet am na informatique am na lu nekk am na yenent bi dafa gaañu rek ñu rey Fatima Zahra te yéen yëpp yéen a ngi fii ku fa musa dem Makka na ma wax ne ndax mus na gis xabru Fatima Zahra bàmmeelu Fatima Zahra kenn musu ko gis yenent bi mu dem ki jëkk a gaañoo après yenent bi mooy Fatima lu tax soluñu ko ci wetu baayam lu tax tey xamuñu xabru am te même xabru Firawna xam nañu fu mu nekk
loolu musiba la ci jullit yi war nañu xoolaat bu baax li ñuy def léegi dañu war a xool ñan ñoo rey ñi. Qui sont les gens qui ont tué la famille du prophète? Pourquoi ils ont tué la famille du prophète? Quel rôle ils ont joué dans l'islam que nous pratiquons aujourd'hui? loolu jullit bu nekk war na poser kii moom xam naa ne c'est un professeur ou enseignant, il comprend ce que je dis. man mënuloo wax ne man bëgg naa diw bëgguma doomam wala bëgg naa diw bëgg naa ki ko rey loolu mënul nekk. léegi mënuñu toog fii ñu di ñuy wax ne saxaaba yépp ñoo baax kon ñi rey ñi baax nañu ñi ñu rey ñi baax nañu loolu xel dina ko nangu xel du nangu loolu. léegi nag ñun fii ci Afrique de l'Ouest Afrique ñi nga xam ne ñoo fi indi l'islam ki toogoon ci wetu Yazid koo xam ne moo rey imam Hussein te imam Hussein yeneen bi mu ngi doon wax ne man may Hussein Hussein mooy man kon ku rey imam Hussein yeneen bi nga rey te ñi nga xam ne ñoo rey imam Hussein ñoo ñu indi l'islam fii ci Afrique loolu war nañu ko xam loolu kenn du waratu ko nopp. kooku mu ngi tudd Uqbata ibn Nafi al-Fihri dafa ñëw waa Yazid yi jox yónnee ko mu jógee Misra ñëw fi ñuy wax Tunis tey Kairouan moo sos foofu jaamiat université Kairouan jóge foofu ñëw ba Maroc ñooñu ñoo indi fi islam bi est-ce que bëgg ngeen islam boobu wala bëgg ngeen islam waa yéen ne kër yeneen bi ku weddi lii nag li ma wax na dugg ci internet mu xool. donc pour ma tontuwaat encore tontuwaat question bi lan mooy chia lan mooy sunna ñii tey ni ngi wax chia mooy ñi topp imaamu Ali ñi ñuy wax sunna mooy ñi topp candidat boobu bi nga xam ne ñoom ñoo ko tànn c'est clair li leer na. léegi nag jàngal bi ñëw na mu ñëw fii ci sunnit yi yëpp dafa am école yi nga xam ne ñoom la ñuy wax école malikite shafiite hanafite hanbalite man sunnit laa woon de man sama papa Chérif Al Hassan la tijaan bu mag fii ci Afrique ñu bare xam nañu ko man dem naa ba am ñetti juróom ak ñaar mu kaddam tijaan def nañ ma mu kaddam tijaan kon man dama jàng fii li ñu jàng fii ba pare bu baax dem di jàngaat encore après nag defal sama bopp mon propre analyse loolu moo ma eggal fu ma egg kon situation bi nga xam ne moo ci jàng yooyu ci comparaison yooyu moo indi moo tax mooy tey man ma jël décision topp ñi nga xam ne ñoo nekk waa kër Yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon lii mooy chia lii mooy sunna léegi ñu dellu maintenant ci pratique yi parce que nit ki soo déggee li ma wax fii rek da ngay wax ne léegi lan mooy différence bi ñun ñëpp ay jullit lañ léegi jàngale diine bi l'islam bi il faut que mu am li ci wuute parce que ñii Yonent bi moo leen yar ñu ngi woon ci biir kër gi Jibril su ñëwee révélation su ñëwee aaye su wàccee mu dicté leen ko ñu mémoriser ko ñu jàng ko ñu xam ko mosuñu jaamu xaram ñu xam aaye bi kañ la wàcce ci kan la wàcce ban jour la wàcce lan la ma dans quel contexte et pourquoi et quand le verset est descendu ñooñu ñoo mun a interpréter Alquran bi kon problème yi nga am différence yi am yépp ci léegi pratique yi mooy ci interprétation Alquran bi léegi Alquran bi nag nañu dellu xoolaat ko kii Alquran bi téere bu mag la te doo nekk arabe rek wax ne man dama koy jàng rek comprendre ko il faut que ñu interpréter ko expliquer la
yàlla nee na ci biir alquran moom mu ne fala uqsimu bi mawaqi nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim innahu la qur'anun karim fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun yàlla mu ne alquran bi téere bu rëy la te dafa ma waat yàlla mu ne téere bi tamit c'est un livre codé dafa am ay code kon kenn mënu ko décoder ku dul ko ñi nga xam ne ñoom ñooy almutahharun man hum almutahharun fi alquran yàlla nee na almutahharun mooy les purifiés ñoom rek ñoo mun a interpréter alquran bi dafa dellu mu wax ñu ñan ñooy ñooñu mu ne innama yuridu allahu li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira mu ne ñi nga xam ne ñoo mun a interpréter le Coran c'est les purifiés d'une purification parfaite mu ne ñooñu ñoo ñaan mu ne waa kër Yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahlul bayt ñu nekkoon ci biir kër gi ñooñu ñoo mun a interpréter al-Coran bi kon interprétation bi nag mooy indi différence yi fi am yëpp ñun fii ci Sénégal man damay toog ci sama kër mu ngi ci wetu géej damay toog ci sama terrasse di xool naaj bi dafa am jàkk bu nekk ci sama wet may dégg nuy noddu ñu ngi lekk ci weeru koor ñu fekke dog nañu mais yàlla dafa wax ci alquran wa atimmu siyama ila layl imaam yi ñu ngi nii borom xam-xam yi ñu ngi nii ñoom xam nañu ko yàlla ne accomplissez le jeûne et accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit mottali leen koor gi ba guddi yow naaj bi tëddawul yaa ngi lekk yàq nga sa koor nga woor journée bi yëpp mu des 15 minutes pour mu pare nga yàq ko lii mooy indi wute yi après ñu naan la da nga war a teel a dog fan la ñu jël boobu war a teel a dog boobu mu dem ba mu nekk en contradiction ak alquran kon yu mel noonu dafa bare mooy jàpp bi sooy jàpp da ngay ñëw di raxas tànk raxas nopp yi raxas bopp bi raxas fii yàlla waxul la loolu yëpp yow kay xoolal aaya alquran bi yàlla lan la ci wax man sama nijaay dafa nekkoon député chef canton benn bés dafa ñëw ci sama papa mu ne sama papa ne ko heure julli jot na da ngay jàpp mu ne Chérif man léegi laa sangu man léegi laa sangu ba set Chérif kon fii war nañu xam ne ndekete jàpp du set du kii propriété physique lañ ci wut déedéet jàpp koo xam ne da nga am tilim ci sa yaram sax waruloo jàpp kon jàpp du setu yaram raxas yaram la déedéet jàpp c'est un rituel bi nga xam ne jullit gi daf ko war a def suy jàkkaarloo boromam yàlla nag dafa ne ô vous les croyants su ngeen jógee ngeen bëgg julli raxas leen seen kanam ak seen loxo raay leen seen bopp une partie ci seen bopp ak seen tànk waxul raxas leen tànk waxul raxas bopp d'ailleurs su ngeen xoolee bu baax soo amulee ndox li nga xam ne moom ngay raxas kooku ngay tiim li nga xam ne da nga ko doon raay moom la ngay bàyyi loolu leer na kon différence yi am yëpp yu mel noonu la rek différence yu mel nii rek moo bare loolu moo tax nag bés boo fekkee Chérif mu ngi def dara nga ne lii de man du nii laa ko daan def waaw parce que yow nekkuloo woon ci mazhab ahlul bayt yow nekkuloo woon ci yoonu ahlul bayt islam bu ñu la indil ñu rëy waa kër yéen di ñoo la ko indil kon loolu moo tax doo def li ma man may def donc loolu dafa war a leer ñëpp xam ko kon différence bi nga xam ne nag moo fi nekk yëpp am na loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mooy ñoo bokk ñun ñëpp gëm nañu yàlla ñun ñëpp gëm nañu yenent bi ñun ñëpp dañuy julli 5 prières bi chiite ak sunnite de ñoom ñëpp dañuy julli 5 prières bi dañuy julli dañuy woor koor gi mais li ñuy def yëpp
xool leen différence bi jullit bi dafay kii sunnit bi dafay woor su ñëwee ba mu des 15-20 minutes mu dagg nga yàq sa woor bi pour 20 minutes jullit bi tamit boobu loolu mooy indi différence bi kon différence yi ñuy gis yëpp loolu rek moo ci nekk ñun waa kër Yonent bi ñi nga xam ne ay Chia lañu dañuy julli les 5 prières waaye dañu koy julli ci ñetti waxtu parce que waxtu bi ci alquran ñett la mooy suba ba naaj bi jóg boobu ku julliwul fajar lan lañ koy wax déedéet fajar lépp xaw ma lan lañ ko wax ci wolof fajar soo jullee fajar jotul julliwuloo ci waxtu soo jullee fekk naaj bi jóg na julliwuloo ci waxtu boobu mooy waxtu julli suba su naaj bi demee ba zénith fii ba mu tedd ci suuf ba mu nekk guddi waxtu boobu benn waxtu la mooy tisbaar ak takkusaan ñoo bokk benn waxtu mën nga julli tisbaar léegi julli takkusaan gée ak timis ñoo bokk benn waxtu kon mooy gis ngeen ñetti waxtu la waaye juróomi julli la léegi nag sama mbokk yi jullit yi sunnit yi ñoom dañuy wax ne 13h 14h la ñuy julli après 17h la ñuy julli loolu nekkul ci alquran ku wax ne mu ngi ci alquran nag indi verset bi fi mu won ñu ko parce que dama leen di wax ne li nga xam ne moom la ñu leen di wax après su ma fi jógee wu beesee ñu ne chiite yi ñoom imaamu Ali la ñu gëmuñu Yonent bi ñoom sax dañuy wax ne Jibril bu ñu ko yónnee ci Ali la ñu ko yónnee mu juum mu yóbbu message bi ci Yonent bi loolu la ñuy wax ci jàkk yi yëpp loolu la ñuy wax mais nit yàlla may na la xel yàlla dina yónni koy juum yàlla mu yónni Jibril moom mu ñëw ba fii ci suuf mu fàttali ko yàlla wax mu juum mu dem ñi yàlla yónni ko ci nit bu mag bu am 40 ans moom mu dem jox ko xale bu am 8 ans xel dina nangu lool kon bu leen nangu kenn nax leen ñun li ñu gëm mooy imaamu Ali doomu Yonent bi la taalibeem la moo doon raxas dàll Yonent bi la waaye Yonent bi bu mu demee moom la def xalif kon mësuñu teg kenn ci kaw Yonent bi loolu benn loolu dinañu ko wax leneen dinañu ko wax siiti ñoom dañuy yor ay xeer ci xeer yooyu la ñuy sujud dina leen ko wax ma tontu leen léegi xeer bi mooy Yonent bi waxuma nag Yonent bi rek ku ma mag fii rek fii ci toggaay fii ku ma mag fii sa papa musul julli ci sajjaada der la amoon wala soo amul sax ñu suuf bu weex taal ñu defar ko ni foofu lay sujud kon Yonent bi nee na doomu aadama dañu ko bind ci suuf minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla nee na yow mii doomu aadama ci suuf ci ban laa la binde ci ban laa la binde kon bés boo deewee aussi ci suuf boobu lañ lay delloo te ci suuf boobu lañ lay yëkk ci waat yawmal qiyaama loolu moo tax nag Yonent bi mu ne sujud lan moo tax ñuy def sujud mooy teral mooy jaamu yàlla teral yàlla jaamu yàlla suufeel sa bopp ci kanam yàlla loolu mooy tax ñuy def sujud kon ñu def sujud boobu ci suuf ou bien li nga xam ne dafa bokk ci suuf c'est-à-dire loo xam ne dafa nekk naturel Yonent bi nag mu ne ju'ilatul ardu li masjidan wa tahura kon man dañu ma yàlla daf ma defal suuf pour mu nekk sama sujudukaay sama place tiimukaay kon sujud sooy julli ngay julli ci tappi ci mokket sajjaada xamuloo fan lañu ko defar loolu lu bees la
waaye suñu maam yi ñun waxuma les jeunes mais suñu maam yi ñoom dañu daan julli ci loo xam ne dafa nekk naturel mooy mun na nekk nga sujjóot ci xeer nga sujjóot ci suuf waaye preuve bi yomb na trop keroog dama daje ak benn waa ji mu commencé di wax yu bare ma ne ko xeer bi lu tax ngeen def ko seen jàkk bi mu ne bii dañ ko def pour tiim ci ma ne lu tax ngeen tiim ci parce que dafa set kon loolu moo tax ñun du ñuy def sujjóot ci lu set léegi nag soo amulee suuf bu weex boobu te da ngay voyager da ngay dem ñu jël ban ñu defar ko ba mu wow mu nekk benn kii ma def ko sama poche fu may julli rek ma teg ko ma sujjóot ci kon ñun dañuy sujjóot ci suuf bi waaye yàlla la ñuy sujjóotal nahnu nasjudu fi turab la li turab lakin lillahi subhanahu wa taala nasjud ala turab la li turab dañuy def sujjóot ci kaw suuf si ngir yàlla waaye dañuy def sujjóot pour suuf si léegi ku ma wax ne yow waruloo def sujjóot ci suuf man mun naa la wax yow waruloo def sujjóot ci sajjaada kon loolu tamit dinañ leen wax ne ñoom ci xeer la ñuy sujjóot ak yooyu loolu rek moo ci nekk kon sujjóotu ci loo xam ne dafa nekk naturel waa kër yeneen bi loolu la ñu jàngal ñu ne sujjóot boobu moo baax salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu